jaa ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walfa TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës dañ am yéene faram-fàcce ko ci ay waxtu yu 5 heures du matin ci la kuréel gi ñu dénk wàllu wàññi xam yi ci département bu Dakar daal di siwal njurée fi tukkee ci élection député ñu doon amal ni ki fanweeri fan ci weeru sulet si ki saakar ak amu si coalition Benno Bokk Yaakaar moom la ñu wax ne moo jiitu coalition Manko Taxawu Sénégal topp si ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Abdou Khoudoss Diallo gannaaw ba ñu amee ndam ci kaw Khalifa Sall fii ci Ndakaaru waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci tànki waa coalition gagnante bu Maître Abdoulaye Wade bind nañu nag ab recours daal di koy jébbal waa conseil constitutionnel lañ ci jub rek mooy ñu annulé ko ndam loolu yi nga xam ne ni am nañ ko foofee ci diwaanu Touba waaye waa coalition gagnante bu Maître Abdoulaye Wade ñi ngay xamal gaañi ni dañoo bëgg a ñànk bëgg a ñenki waaye li wértu wóor seen ndam loolee du ñu nangu benn yoon ñu koy ninal ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi coalition Benno Bokk Yaakaar nag yëngu na fële ca diwaanu Kédougou gannaaw ba ñu leen daane jël bu bay amul benn werante ci élection député yi ñi nga koy jiñante nag kenn ku nekk ma ngay jox ab baaraamu tuuma moromam ne luy nji njaaga moom ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Soli Brahima Dabo kon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walfa TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi wax naa ko sànq ci ay waxtu 5 heures du matin ci la kuréel gi ñu dénk wàllu wàññi xob yi ci département bu Dakar kon daal di siiwal njuréef yu tukkee ci élection député yi ñu doon amal niki fanweeri fan ci weeru sulet si ki sàkk nag amu si coalition Benno Bokk Yaakaar moom la ñu wax ne mooy jiitu am lu ci toll ko téeméeri junniy baat yu teg fukki junni ak ñeent yu teg juróom-benni téeméer ak ñett ci ay baat Manko Taxawu Sénégal topp ci am lu ci toll ko fukki junni ak téeméeri junni yu teg fukki junni ak benn ci ay baat yu teg kon juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ab écart daal bu toll ci ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñeent ci ay baat moo dox ci seen diggante muy nag lu forondoo Khalifa Sall yi mu nag lu forondoo bu Mahammed Boun Abdallah Dionne yi rafetlu waaye nag loolu yi fekku si nag forondoo Khalifa Sall yi ne mbir yi ab ëldëb électoral la dañ leen a jaay doole bëgg a foqati seen ndam waaye loolu moom duñu ko bàyyi mu jàll Abdou Khoudoss Diallo lañ fa yebaloon ñu teewlu ko ci reportage. Ndakaaru mu ngi ci loxo Benno Bokk Yaakaar ginnaaw commission bi yore recensement wote yi fësal résultat wot élection législative yi ñu génn Benno Bokk Yaakaar daal di am lu toll ci 114 603 voix Manko Taxaw Sénégal di am lu toll ci 111 849 voix mu nekk nag différence bu toll ci 2754 seen diggante Alioune Diouf bokk ci Benno Bokk Yaakaar di rafetlu ndam Benno fii ci Ndakaaru ñu gërëm sant population Ndakaaru si kóolite gi ñu am n'est-ce pas si suñu coalition bi muy Benno Bokk Yaakaar ndam li nga xamante ne nii ñu ngi ko doon nattable depuis dimanche ba léegi yaakaar naa ne liñ si amoon li nekk fii li ñu waxoon askan wi tey jii moom la commission départementale bi confirmé Ndakaaru quand même ils ont toujours dañoo mës a wooteel kii di président Macky Sall parce que bi mu jëlee pouvoir bi ba léegi wooteel nañ ko lu toll si ñeenti yoon yoo xamante ne ni moom la ñuy jox ndam mais tey jii yaakaar naa ne bu ñuy wax borom Ndakaaru dëgg je pense que c'est le président Macky Sall du keneen. waaye kii di Malick Gueye bokk ci grand parti moom mi ne résultat yi nga xamante ne ñoom la commission bi jot a fësal daal di joxe victoire bi Benno Bokk Yaakaar nekk na li nga xamante ne recul démocratique la fii ci Sénégal. ñëpp xam nañ ne Dakar Macky Sall mën na ko gagner franchement aujourd'hui mënoo je veux dire utiliser ces ordres de mission là plus de 7000 ay chauffeurs ay représentants de la CENI tout ça nga bëgg am 7000 qui ont voté dans le département de Dakar ça n'a pas de sens loolu je pense qu'il faut ñu comprendre que l'élection a été piquée depuis le départ depuis les inscriptions sur les listes électorales le Macky Sall jël ay militants dugal leen ci fichier électoral bi bu ñu àndoon mais dañuy gagner élection yi je pense que loolu bu ñu àndoon dañuy gagner élection yi maintenant le problème qui se pose mooy bu ñu génnee ci lii ku nekk na jël ay responsabilités xam nga xool comme pour ëllëg politique léegi nit ñi l'opinion est exigeant léegi l'opinion est très exigeant en matière de proposition d'offre politique moo tax
depuis le début. Moi, personnellement, j'ai alerté le comité de qui sur le fait que il faut pas se sacrifier nous-mêmes parce que mënuñu wax sénégalais yi dañuy ànd ba ñu gëm ko au dernier minute tàqarli ko boobu am na ñoo xam ne sax peut-être mën nañu votel tàqarli ko boobu ñoo tax ñu dem votel yeneen parti wala ñu dem votel te bu ñu àndoon du question somme boobu ñu am rek vraiment c'est-à-dire il faut boo analyser politiquement bu ñu àndoon du rek le résultat de Manko ak le résultat de Wattu la ñuy am dañuy am yeneen yoo xam ni dañoo dem ci yeneen espace yoo xam ni dañu gëm ni ànd boobu noonu maanaam dañu leen nax wala tout ça. publication yooyu nga xamante ne ñu ngi ko doon xaarandi depuis 16h ay booru juróomi waxtu tey ci suba lañu ko jot a fësal foofu la ca palais de justice bu Ndakaaru. jaajëf Abdou Khoudoss Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm gannaaw nag ba ñu amee ndam ci kaw Khalifa Sall fii ci Dakar waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci tànki waa coalition gagnante bu maître Abdoulaye Wade bind nañu nag ab recours daal di koy jébal waa conseil constitutionnel lañ ci jublu mooy ñu annuler ndam li nga xam ne ni am nañ ko fële ca diwaanu Touba waa coalition gagnante bu maître Abdoulaye Wade ne gaañ yi dañoo ñàkk ba noppi bëgg ñànki bu woot amul ci centre de vote yi ñuy wax du kenn ñooma dañoo jóg ngir saboter far mbir yi këpp ci seen kaw ci ab ndaje nag mu yaatu mu doon amal fële ci diwaanu Touba ñoom ñi nga xam ne ay responsable la ñu faree ci wattu Sénégal ña ngay artu nguur gi rawatina waa conseil constitutionnel ne duñu nangu benn yoon ñuy annuler seen résultat ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Mamadou Makhtar Sarr. suñu jëloon avocat yi ci Sénégal gépp Touba du mës a nangu ñuy annuler wot bi fii. ñàkk wormaal Touba weesuwul loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg nañu woo nag avocat bu leen neex nañu def conférence de presse xam nga lan moo si nekk ñaawal seen jël dañuy gën a ñaawal seen jël li am na investi yi fi nekk yëpp responsable Benno Bokk Yaakaar yi woo nañ leen féliciter leen. Touba ci fanweeri centre ak juróom-ñaar damay wax mu leer fanweeri centre ak juróom-ñaar ñoo am Touba fanweer yi wote nañ. Benno Bokk Yaakaar ñoom la ñu jàpp ne ñoom ñoo ko yàq ndax li ko waral mooy xam nañ ne foofu dañ koy gagné ak 90%. ndax ni ñu gagné bureau Touba yëpp noonu la ñuy gagné bureau Touba yi ndax président Abdoulaye Wade mës a perte bureau Touba. l'ensemble des bureaux de Touba Abdoulaye Wade koo mas di gagné. kon dama jàpp ne loolu ñu def noonu nun lañ doon xeex li ñu doon xeexee mooy néewal ñu doole pour ñu ñàkk ay bureau yu bari ndax ñoom bu ñu gagné àll bi mën a gagné département bi foofu yàlla dogalul lool. mooy Moustapha Cissé Lo moo indi coow bi Moustapha Cissé Lo moo fa indi coow bi te Moustapha Cissé Lo nekkutul Touba. dafa wote Dakar ba guddi gi jot mu ñëw def point de presse wax ju ñaaw ba pare ci ngoon gi guddi gi mu dem fanaane waat pour dem Abuja mais ki def loolu pour saboter Touba la ndax moom moo dugal loxo ci li tax ñu gën a perte Moustapha Lo moo xeex li Cheikh Abdou Bara pour man mu jàll ndax xamoon na ne bu jàllee Moustapha day dee Touba loolu moom la si jublu moo tax moom xeex ko am na ay APR yoo xamante ni xeex nañu li Cheikh Abdou Bara pour man mu jàll loolu am naa si ay firnde mais maa ngi interpellé chef de l'État li nga xamante ne moom la Touba décidé kenn mënu see delluwaat ñëwaat si ginnaaw mais Touba li ñu gagné kenn du ko foqarti te itam loolu mooy liy wëy te incha allah dañ fa dem toogal fa askan Touba lépp lu sëriñ bi bëgg si loolu la ñuy wëy. mu ngoog loolu day kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci lenn ci ay responsable yoo xam ne ñu ngi nekkee fële ci diwaanu Touba te fare ci coalition Wattu Sénégal coalition Benno Bokk Yaakaar yëngu na nag fële ci diwaanu Kédougou gannaaw bañ leen daane jël bu amul benn wenante ci seen diwaanu ci élection député yi ñi nga koy jiñante nag kenn ku nekk ma ngay joxoñ ab baaraam tuma moromam ne luy njig njaaga mooma gannaaw ba Mamadou Adji Cissé mi nekkoon te di liste coalition Benno Bokk Yaakaar ci diwaan ba yëkkatee ay kàddoom daal di joxoñ responsable APR yi ne ñoo ko xeex moo tax mu ñàkk yi élection ñi nga xam ne ni ay responsable APR la ñu tontu nañ ko daal di koy xamal ni ko bu amee lu muy wax na ko wax askan wi ko dëdd woon ko ginnaaw waaye pas ñoom dañuy dem ca Kédougou fekk fa Soli Burama Dabou. élection législative jël dañ ba noppi te ku nekk mu ngi commenté résultat yi comme ni mu ko gisee ndax kii di Mamadou Adji Cissé mi di tête de liste départementale Benno Bokk Yaakaar nee na daal boo gisee nag Benno ñàkk département bu Kédougou c'est parce que maire yi ñoo liggéeyul waaye kii di la CNC plénipotentiaire par ailleurs coordonnateur départemental bu APR nee na déet daanaka daal askan si boppam moo sanctionné seen candidat ndax bëgg ko. dem nañu élection yi coalition Benno Bokk Yaakaar dafa perte bi sax lu ñu gën a jaaxalee mooy. dañu dóor bu métti il faut que ñu xam ne lu ko war mooy surtout ci candidat bi parce que candidat bu ñu tànn xam ngeen fii amoon na ay jafe-jafe ay ñàkk déggoo bi léegi kenn xam ne kenn mënuñ forcer kenn mais war ñu waa di moo def population yi ñooy voté
voté nañu mooy ci commune bi mooy ci gox yi commune rurale yi ñëpp ñoo ànd presque di rejeté tànn bu président tànn neexuñu leen te wone nañu ko. ci di le maire Fodé Keita mi yor kaddu maire yi nee na daal dañu war xoolaat comportement seen candidat ndax daf leen di sawal diaboliser leen. On a été victime de mauvaises informations, de stigmatisation. ñu ni mairie commune rurale suñu candidat Benno Bokk Yaakaar amul lu mu tegu suñu kaw mais lu leer laa ko wax su fekkee dañu ñëw élire te askan bi ànd ci am benn problème. Si c'est les maires qui allaient faire élire le candidat allait passer si le candidat était apprécié par la population. lancé di yokk ne daal askan te dugg plébiscite Moustapha Guirassy waaye candidature Adji Cissé dañu bañ a déglu. le fait que ñu bañ a fal candidat bi taxul ñu nekk opposition presque amul Kédougou fii ay waa APR waa Benno Bokk Yaakaar ñoo voté population département Kédougou voté wuñu pour Guirassy. ci jeexital bi nag lancé ni ne daal lu am na ba noppi dañu war a mànkoo boole seen doole ngir mën a fal président de la république en 2019 Kédougou Sulu Brahma Dabo Abdoulaye Chimère Fall pour la radio télévision Walfadjri. ci Mbour gannaaw ba ñu nemmee ko ay rëq-rëq ci élection député yi ñi nga xam ne ay candidat la ñu woon bokkoon ci yeneen liste yi dañoo jël lépp kon daal di koy teg ci ndodd yi Abdoulaye Daouda Diallo muy jëwriñ ñu dénk kaaraange ak biir réew mi ba tax ñu sàkk ci moom mu tekki ndombal tànkam ndax dafa lajj dañuy dem ci Mbour fekk fa Thierno Daf. législative 2017 élection musul bare ni ay jafe-jafe. avant may judd sax waxuma ko mais ba Sénégal ba àdduna dee àdduna ba léegi élection yu nul nii musta am ba àdduna dee àdduna ba léegi lii mooy élection yi gën a nul ci àdduna bi yi gën a nul zéro courant amul. fukki waxtu yi nga xam ne moom la yoon maye pour électeur bi am ko may amul ren amul ko fii ci centre de vote bi te muy lu ñu naxarlu. lu jinjaat nag ci gis-gis ñoom ñi doon xëccoo ñi ñu dénkoon organiser élection yi ñooy njaag. problème électricité aussi am na ci. jafe-jafe yi moom tar na trop am na ay jafe-jafe yoo xam ne peut-être suñu jafe-jafe yi bopp la muy fii ci école bi nga xam ne def di école buy taa c'est vrai que bi fi préfet ñëwee di visiter jëloon nañu ay tukaay ba sëkk nañ ko mais teewul démb bi mu tawee gis ngeen ni mu mel donc vraiment ci kii tey suba bi ñuy démarrer nit yi dañ doon tarxiis conditions yi vraiment baaxuloon. fii ci Joal fanaan nañu ak électricité te ba fi may wax ak yéen dem naa sànq di vérifier amaguloon électricité. looloo waral nag ci gis-gisu libéraux yi jëwriñ gi ñu dénk biir réew mi war a tekki ndombal tànkam. mais lii xañ nañu citoyen bi droit boo xam ne waroon na ko mën a exprimer yenn yi damay yàggal ne logique la war a nekk wala bon sens. yow yaay organiser imprimer nga bulletin wu jàmbur jël nga xaalisu jàmbur dajale nga lépp li la yoon may mais ñu taxaw fii ñu ne mënuñu organiser pourquoi. faay am na mais quand même li ñu am inscrire ko xëy na am nañu temps pour am nañu retard pour génne carte yi moo waral lii rek. li leer ba leer moo di élection législative yi ñu amal ren musuñu ni mel ci wàllu pëccëxoo ci diiwaanu Petite Côte bi. Mbour Thierno Daaf rajo télévision Walfadjri. askan woo dëkkee fële ca Guéréo di benn gox bu nekkee fu fekkee diwaanu Mbour mere nañu lool njiit réew Macky Sall gannaaw ba ñu gisee ni lam leen waxoon ci seen yoon wi daanaka defu si dara daf leen digoon dina ko goudronné waaye booba léegi ñu ngi toog di xaar waaye dara du moy nañ ko ci élection député yi noppi nañ nag ngir du moyu ko ci élection présidentielle 2019 yi ñu dëgmal su fekkente ne li ñuy tawat amuñu ci benn saafara Youssou Dione ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Thierno Daf. ay dige yoo xam ne du sotti mukk chaque jour benn autorité politique ñëw fii si dëkk bi jaar si sunu tali bi xam ne dara baaxu si wax ñu loo xam ne dara du si dëgg bu paree delluwaat bi si mujjee mooy Oumar Youm di directeur cabinet bu président de la République moo fi ñëw au mois de février nañu tali bi dinañ ko defar avril ak mai tey jii ñu ngi fin juillet lañ nekk on est le 30 juillet gisuñu dara te avertir nañ leen depuis le 5 juin 2016 def benn marche fii bu mag si dëkk bi wax leen ni leen bu ñu defarul suñu tali bi les 7 kilomètres yi ñu promettre depuis très longtemps ba léegi ñun dañuy boycotter les élections ici à Guéréo. député yi nga xamante ne ñoom la ñu faloon depuis 2012 bi ñu leen di fal dañu ñëw fii nañu jàppale leen ñu dem assemblée nationale pour taxaw fa seeni doléance
ñu toog jàppale leen bu ñu réussir fii ñu nekk ay député ba ñu demee assemblée nationale boobu ak léegi seen 5 ans yi jeex na waxuñu sax lu jëm si sunu tali bi. duñu voteel sunu parti di APR ak coalition Benno Bokk Yaakaar mais duñu jël sunu carte yi di ko joxaat beneen parti parce que parti yooyu bokkuñu ak ñoom ñun APR la ñu bokk. dañu voté wul parce que dañu wax loo xam ne dara nekku si. yoon bi 7 kilomètres la mu ngi commencé Kignanbour yem se fii si biir Guéréo maanaam dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si tali bi maanaam dëkk yi nekk ànd ak tali bi boobu la fa nekk si ay nit mat na 22 000 habitants pour vous dire que loolu lu am solo la mais ñun dañ ñu faalewul dañu am ay droit ci dëkk bi mooy circuler librement dans de bonnes conditions comme ni ko Sénégalais yëpp di defee waaye li ñu gis mooy ñun faalewu ñu. loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Youssou Dione comme yeneen diwaan fu ñuy tamit tàbbi nañ ci loxol waa coalition Benno Bokk Yaakaar téeméeri baat yooyu jël daanaka am nañ si juróom-benn fukki baat ak juróom-benn yóbbee Moustapha Mbaye doon kenn ci responsable yi faree ci Benno yëkk kàddoom di koy rafetlu jàpp ne sax mbir yi mënoon na fa gën a ëpp doole su fekkoonte ne askan wi yëpp jotoon nañ ci seen i carte d'identité gannaaw loolu sàkku nañ ci opposition bi di ngaat ñu nangu dogal yàlla te gore Moustapha Mbaye ñu teewlu ko ci micro Alassane Ba. taux gagnant bi 66% ci département Foundiougne loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax te jàpp nañ ne mënoon na fa ëpp sax ndax am na ñu bëri bëggoon nañu wote te amuñ carte d'identité beneen bi ci topp am na ci ñu bëri ñu nga xam ne teew nañ pour bëgg a wote te mënuñu woote parce que seen tur nekkul ci liste bi am nañ carte d'identité mais seen tur nekkul ci liste yi loolu mu nekk lu ñu métti jamono jii ñu toll dafa nekk jamono yi mbay bi nga xamee ne 17 heures jot na nga xam ne nit ñi bay nañ ba wàcc war a wote si ci la taw bi commencé ba li gën a bari ci nit ñi mënuñu woon dem pour wote ji donc difficulté yooyu am nañ ko mais à part loolu yàlla defal nañu sutura histoire yi ak vérité yi nga xam ne am na ci département yi ak violence bi amul suñu département amul xuloo amul vérante amul dara suñu député yooyu bokkul ak député yi fi passé woon parce que ñoom xam nañ ne ñi leen fal kenn ku ci ne mën nañ jël seen mën na leen remplacer suñu liggéeyee correctement buñ bëggaatee mandat ñu jox leen ko suñu liggéeyee correctement su seen mandat jaaxee ñu dàq leen remplacer leen kenn nañu gore te gëm yàlla xam ne ñoom dañ daan gagné ñun nangu ko kenn du ci weerante kon tey su bennoo gañee dañoo war a gëm yàlla dem topp ci kaw loolu rek laa am lu ma leen. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Moustapha Mbaye ñu jógee ci wàllu politique wax ci leneen askan wa dëkkee fële ca xar yàlla ca Grand Yoff xamatuñu lu dundit safa ndax ñàkkum ndox mi ñuy dund saa su nekk seen gox boobulee root nañoo root ba xamatuñu lu ñuy nuru ndimbal daal la ñuy sàkku ci kilifa yilee Mamou Gassama Aliou Balde doxoon diggi woon nañ fa ñu teewlu leen ci reportage. askan wi dëkkee ca Grand Yoff xar yàlla saa su ne dañuy dund ñàkkum ndox loolee waral sax ñoom dañuy def lépp ngir am li di ndox bu sell. ndox moom jafe-jafe bu rëy la fii mënuñu am ndox bëccëg quel que soit la ci mois bi wala ci at bi ndox bëccëg moom jafe-jafe la lool. ndox bu manqué feebar yi day bëri surtout si nawet lañ nekk baaxul toog nañ ay weer amuñu ndox balaa ñoo am ndox il faut ñu toog ay 5 heures du matin ñu yeewu dem root xam nga loolu rafetul léegi nag nga nar a xëy si suba teel bi nar a liggéey dañuy obligé dem ba campinal yenn bidon 20 litres yi xam nga day daaju dënn. ay weer a ngi nii amuñu benn ndox dañuy wër rek suñu robinet baa ngi coupé amul dara si ndox suba ba tey ñu ngi wër dafa métti moom da ngay xëy di war a liggéey dem di wuti ndox léegi da ngay të sa yére sax denc ko fi ay fan doo mën a fóot. ñi dëkk ci gox bile ñi ngi ñaax gouvernement bi na indi ab saafara ci ñàkkum ndox bile. waaw lu may lancer gouvernement mooy mu dimbali ñu ci ndox bàyyi ñu robinet yu ubbi courant bu coupé sax moo gën ndox mu ñàkk ndox moom moo yoon nit ndox mooy lépp. propriété ak santé yëpp mën na ko am tànk ama ndox donc dañuy appel mooy problème ndox daal dañ ko résoudre waaw au moins sax bon ñu xool nu ñuy dispatcher coupure bi.
ay weeraa ngi nii yenn gox ci biir Ndakaaru mar nañu loolu te seeni robinet xelleetul faaw rekk ñu indi leen ay camion citerne ngir ñu mën a am ndox ci kaw ñàkkum ndox bile doomu aadama yooyee am nañu ab sikki sakka ci qualité ndox mi. Mamou Diaby Gassama ñu ngi lay sant di la gërëm wax tamit ci wàllu tabaski gi gën ngaa bari benn weer moo ci des waaye dañ seetlu ne xar moom daanaka amul ci dara yile waaye leneen li nga xam ne teefanke yi fësal nañ ko moo di ñàkkum financement ba tax ñuy sàkku ci gouvernement bi mu dindi kon boo dëkkate nga xam moom lañ ci nemeeku ñaawlu nañu tamit ñàkkum xëy nga xam nemeeku nañ ko ci dara lu suti baax Rokhaya Ndour Sayda Mariama Ndiaye doxantu ji woon nañu fa ñu teewlu leen ci reportage. tabaski bi nag li ci des matatul weer ba tax ñu doxantu woon na ba foofee ci daral ba nekk ca foraay te fanke yee ñu fa fekk nag di ñu xamal ni xar nag moom amagul. de gisaguñu fi xar wax dëgg yàlla mais nag dafa am luñ doon dem doxale ren gisuma ko fi wax dëgg yàlla ndax dañu doon financé ba opération tabaski mais ren moom xaw ma dañoo jox carte rouge xaw ma tabaski bi bu ñu laajee. ñu xam ne du baax ci Sénégalais du baax ci gouvernement bi. boo bëggee jënd xar boo ko gisul nan nga koy jëndee. te fanke yooyu lee di ñu xamal lu waral la ñàkkum xar mi ci jamono ji. financement yi moom te fanke boo woon fii léegi nga laaj ko ci dinaa la mën xawma ci dara affaire financement bi nekk ci affaire élevage dafa am ponkol yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci wetu ministre de l'élevage ñoom rek ñooy jot ci financement bi ñoom ñoo jot daaw jéeg. ñoo jot daawaati jéeg. jaaykatu xar yi lee di naqarlu yi tamit bu baax a baax nekki na ba ñu nekkee foofee ca dara la bu fooraay. dara gi moom setul ndax ni ko war toppatoo wuñ ko. chaque année day sëkku ndax xar yi. état da woon di jàppale. fu mu nekk ni xar yi dugg duñ si biir sax li fi nekk ni ak sunu ay xar yar lañ. bu tawee xar si biir lañ yem. ndax taw ak fumier ak oto mënul ànd oto mënul dugg si biir ndax lii fumier la engrais la. am na fenn fu mu war a dem kon boog am na utilisation ñun nag ku ñuy dimbali dañuy soxla. Sénégal gën ak dal bu ne sa Dakar fépp fu waaye di indi di jëlee am fa xar fii nga koy indi kon boog fii laaj na defaraat laaj na defar laaj na hygiène bi ndax tamit nit nga wàccee sax amoo foo wàccee si biti nga sax sàcc yi dañoo bari waaw courant bi tamit ñu jàppale ñu si ndox mi tamit ñu jàppale ñu si waaw ndax. loolu yëpp daal dafa ëmb opération tabaski daal. jaaykatu xar yi nag di dund yaakaar ni jëwriñ na gi ñu dénk wàllum élevage mi dina def ay jéego ngir xar bañ a manqué ci tabaski gi ñu dëgmal ngir mën a dab loolee nag ngir mën a dab bànneexu askan wi. jaajëf soxna Rokhaya Ndour fan sa club bu groupe Walfadjri jël na ko ay bagages yu am solo daal di koy dimbalee groupe bi. lépp rek ngir doole leen ci liggéey bi nga xam moom la ñuy def bagage yooyu ràññee nañ si ay siis ak yeneen yu ni mel muy nag loo xam ne ni El Hadji Sidy Lamine Niass mi PDG groupe bi rafetlu na ko bu baax a baax ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro soxna Fatou Bintou Diouf. ñu ngi gërëm les fans club yi nga xam ne ñoo participé si ak fauteuil yu rafet yi pour les animateurs et pour la télé dafay wane ne Walf ñëpp la ñëpp ciy dugal seen loxo. ñëpp ci def seen xol ñëpp ci def seen engagement ci turu mboolem waa Walfadjri personnel bi responsable yi le coordinateur de la radio et de la télévision Moustapha Diop Abdourahmane Camara ci turu Seyni mboolem ñi fi nekk ci turu Walfnet maa ngi leen di gërëm di kontaan ci li ngeen def lu rëy la def ngeen ci seen loxo def ngeen ci seen xol yéen a ngi jàppale Walf fu nekk waaye nag itam lu ngeen moom rek la Walf kenn moomu ko réew mee ko moom àddina bee ko moom day liggéey pour réew mi mun a dem ci kanam comprendre ngeen ko kon maa ngi kontaan di leen gërëm. loolu di ay kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci El Hadji Sidy Lamine Niass mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Mamou Gassama leen ci àndal. gannaaw kuréel bi ñu duppee Al-Qaïda bi mu tegee loxo sud africain bi di Stéphane Magowan niki atum 2011 moom sax mujjee nañ ko teggi loxo buñ sukkandikoo ci nguur sud Afrique ci fàttali doomu sud africain bi bañ ko doon kidnappé fekk mi ngi woon ci benn restaurant foofee ca Tombouctou te féetee ca bët gannaaw réewu Mali ak benn néerlandais bi di uyo ci tuuru Jacques Rick kooke sax l'armée française moo ko jàppale woon ba mu rëcc waa Al-Qaïda ci atum
2015 ak suédois bi di Johan Gustafsson moom sax ñi ngi ko doon libéré ci atum 2017 bi ci weeru juin biñ génn. crise économique bi mi ngi woy di sonal réewu Congo ndaxte secteur yi yëpp la laal ni ki noonu sax ñi yëngu ci wàllum wégu yaram ca centre hospitalier ak universitaire bu Brazzaville banque nañu seen loxo lu mel sax tàmbali nañ ko ni ki démb lu mel day indi ab gàllankoor ca hôpital bu gën màgg ca réew ma docteur yi nag lu ñuy joytu moo di ne dañoo toog ñaari weer yi nga xamante ne jotuñu seeni peyooru waaye yemul ci loolu ndaxte jotuñu ci ay avantages yu bëri jamono ji ñi tawat nag kenn faalewu leen nguur ga mi ngi jéem a dalal xel yi. ci jeexitalu loolu ba ñu amaloon ci ay waxtu te ñu nemmeeku ay jàppante ci diggante ñi toogal doomu brésilien ca penc ndaw réew ma woote nañu niki àllarba démb ngir ñi bàyyi di topp njiitu Brésil bi di Michel Temer mi nga xamante ne sax procureur général ba Dakar tuumal ci wàllum guerre kujje politique ba daa war a boole 2/3 woti ngir ñu mën a am lubbite benn procès ca kër attekaay bu mag ba waaye kujje politique ba lu mu am ci wot ba matul sax genn wàll 263 députés ñoo wote oui ngir ñu bañ a topp njiitu réew ma 227 yi ñoom ñoo ne déet président Michel Temer rëcc na ci luñ ko doon tuumal gannaaw benn at ba ñu tekkee nombal tànk kii di Dilma Rousseff. tàggat yaram Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ si àndal sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar Ba. lañ koy tàmbalee Challenge Trophy fan lañ ci toll. Seydina Omar Ba tey jii la ñetteeli journée bi nga xam ne sunu gaynde yu tuut tànk yi muy lionceaux yi tey nag la ñuy jéem a ut maanaam poñ bi leen di qualifié ci demi-finale boobule ñu ngi ci nar a daje ak Rwanda bi nga xam ne démb dafa lajjoon ca kanamam ak RD Congo ba kon nag jogante yi ni lay tëddee Sénégal bu ñeenti waxtu jotee bu juróom-benni waxtu jotee lay daje ak Rwanda ku ci gagné nag qualifié kii di RD Congo qualifié na ba pare mooy daje ak Madagascar ci beneen poule bi Éthiopie ak Mozambique ñooy daje te jii bu ñeenti waxtu jotee ku ci gagné rek qualifié nga. bu ñu jógee ci wàllu handball dañuy wax ci wàllu athlétisme Sénégal du bokk ci championnat du monde yi ñu amul fële ci London. waaw li ko waral nag moom mooy kenn ci athlète bi nga xam ne dañ ko invité woon muy Moulay Sonko dafa faf mujjee gaañu ba tax na Sénégal du yóbbu ab athlète ci championnat du monde boobu mu nekk loo xam ne luy tubaab di wax coup dur dañuy def rek dégtal leen kii di Amadou Diouf di directeur technique national bu athlétisme Sénégal tey jii bi ko kii di El Khayri jotee ñu waaw championnat du monde ren malheureusement amuñu athlète boo xam ne nekk na ci condition yi pour réaliser minimum donc dañu waroon am benn athlète bu représenter Sénégal ci invitation pour dem championnat du monde te Moulay Sonko moo waroon a dem donc li ci waroon yëpp def nañ ko processus administratif bi yëpp def nañ ko ba mu sotti malheureusement bi mu demee Jeux de la francophonie à Abidjan ci la am blessure donc ñu xaar diagnostic bu médecin bi IRM bi wane na ne dëgg yàlla que déchirure la donc dafa nekk blessure bu sérieuse donc du coup moom dootul mën a dem honorer li nga xam ne mooy représenter Sénégal au niveau des championnats du monde loolu moo waral que Sénégal amul représentant à ces championnats. lu tax mënoo leen ko changer keneen dem. waaw xam nga bi loolu amee waxtaan nañ ci pour xool ndax diggante bi war nañ ko mën a changer mais xam nga dafa am processus IAAF ni muy liggéey mooy dafay am processus pré-accréditation finalisation pré-accréditation yi ci la ñu dugal Moulay ba defar papier yëpp ba dugal ko donc diggante bi mu gaañoo ak diggante bi championnat du monde commencé délai bi dafa gàtt parce que boo déposé visa di nga toog 15 jours ouvrable balaa ñu lay may visa donc loolu mooy waral ne donc jëm nañu xool naka
lañ ko mën a remplacer mais délai bi dafa gàtt trop. ndax loolu mën nañ cee ne bu demee ba benn représentant mooy représenté Sénégal ci wàllum athlétisme ndax mën nañ ñoo ne niveau athlétisme moo xaw a wàccee. waaw loolu il faut ñu nangu ko ne niveau bi dafa wàcc loolu moom ku xam yàgg ci athlétisme di nga xam ni niveau bi wàcc na mais loolu du faute fédération c'est-à-dire processus la boo xam ne dafa yàgg xam nga ba may wax problème fond de relance bi ñu daan am ay représentants yoo xam ne bu ñu daan dem ci ay compétitions yu mel ni Jeux olympiques wala ñuy dem ay championnat du monde athlétisme moo doon ëpp représentant ci délégation yi daan dem parce que dañu amoon loo xam ne moo daan jàppale athlètes yi depuis la formation téye leen di leen permettre ñuy dem am ay compétition bitim réew et cetera et cetera fond de relance boobu nag léegi moo war a def presque ay 7 ou 8 ans que fond de relance boobu disparaître. Amadou Diouf ñu des ba tey ci wàllu tàggat yaram Afro Basket 2017 sunu gaynde yu jigéen ñu ngi ci wàccaay. waaw wàccaay ñu nga fële nag ca Amsterdam foofu nag dañuy am ay match xarito match nag juróomi match la ñuy tegale ci ñeenti match ci ñeenti fan xoolal tey jii rek bu ñeenti waxtu jotee dañuy daje ak Pays-Bas bu subaa. Allemagne la ñuy dajal ci àjjuma ji samedi bi nag ñu dajewaat ak Pays-Bas ci li nga xam ne moom mooy ci lii di préparation bi nga xam ne di waajal nag li nga xam ne mooy Afro Basket yi di am fële ca Bamako xam nga ne Sénégal moom mooy champion d'Afrique day dem rek pour maanaam lii di conserver titre am. ñu jeexale ko wàllu football Europa League 3e journée retour moom nag tey jii. pour am na ay équipe nag yoo xam ne yàgg nañu def jaloore boo mooy rek mën nañu lajj tey jile programme bi nii la tëddee ñu ñëw ci Milan AC ñëpp xam nañu Milan AC mooy daje ak Craiova ca match aller ba Milan AC daf ko fekkoon dëkkam daan ko benn bal ci dara Everton bu ñoom Gana Gueye day dem fekki Rosenborg ñooñu tamit ñoom Gana Gueye bu ak Everton ñoo gagné woon benn bal ci dara Marseille moom tam day dem Marseille nag day jéem a tukki dem fekki li nga xam ne moom mooy équipe boobu ñuy wax Ostende Osijek PSV nag boo moytu na rek dina la jël li ko waral mooy dañ ko daanoon ca match alem day dem nag uti qualification fële ca dëkk boobu ñuy wax Osijek Athletic de Bilbao mooy daje ak FC Dynamo Bucarest ñu dem ci beneen tableau bi foofu tamit li nga xam ne moom mooy kii di Marseille gis nga déedéet tableau boobu moo ñëwaat kon nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy Olympique de Marseille comme bi ñu leen doon wax match aller bi nag moo daanoon ñeenti bal ci ñaar kii di PSV Eindhoven Zénith mu ngi nii moom mooy daje ak Yehuda équipe Israël la ca match aller ba nag Zénith moo gañoon ñaari bal ci dara Fenerbahçe moom mii nga xam ne Pape Alioune Ndiaye Pan bu équipe nationale mu foofu lay joué signé na moom mooy joué ak Sturm Graz Videoton mooy daje ak Bordeaux ñu dem ci beneen bi voilà moom mooy tableau bu mujj bi ngeen di gis kon nag loolu moom mooy jogante yi di am tey ji ci li nga xam ne mooy 3e tour retour bu lii di Europa League loolu fi rusoon ci wàllu tàggat yaram Seydina Omar Ba. jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant ko gërëm mbokk yi kon ci foofu lee ci la ñuy tàbbisee ak yéen ci ñaarlu xaaju xibaar yi tey jii nag benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm verdict ba jib na ci ndakaaru léegi xam nañu kan moo gañe ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di La Soleil mi ñu xibaar ne Benno Bokk Yaakaar raatale na fépp Benno Bokk Yaakaar gañe na ndakaaru Benno Bokk Yaakaar jël na juróom-ñaari siège yu ndakaaru yéenekaay bi di La Soleil di ñu xamal ne ndakaaru mujjee naa tàbbi ci loxoy Benno Bokk Yaakaar waaye opposition bi maanaam coalition Manko Taxawu Sénégal bu Khalifa Sall ne nanguwuñu dogal gi ni mel Manko Taxawu Sénégal ne ñoo gañe ndakaaru Cojer ne opposition bi nañu muñ te nangu seen défaite yéenekaay bi di L'Observateur ne nangu nañu léegi ne capitalu Sénégal maanaam Dakaru tàbbi na ci loxoy Benno Bokk Yaakaar moo approuvant ci bile wote moo gagné Dakaru bu ñu sukkandikoo ci commission gi saytu wàññi xob yi ak xayma gànca def maanaam coalition Benno Bokk Yaakaar am na lu toll ci 114 633 voix maanaam téeméeri junniy baat yu teg fukki junneek ñeent ak juróom-benn téeméer ak ñett moom la Benno gàddu ci Dakaru moo fi gagné coalition Manko Taxawu Sénégal bu Khalifa Sall lañ ko xaymaal ca la mu am ci Dakaru ñoom waa Manko
toll na ci 111 849 maanaam téeméeri junniy baat yu teg fukki junni ak benn yu teg juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti baat yéen a bi di libération ne mujjee na am ndam moom Amadou Ba la mu doon nas mujjee naa sotti ku jeeg politique bi daanu nañu ci Ndakaaru yéen a bi daal di amal xayma ci résultat yi tukkeegum ci commission bi gis ne ci assemblée nationale Benno Bokk Yaakaar dina ci am lu toll ci téeméeri député ak ñaar fukk ak juróom bu dee coalition gagnante Wattu Sénégal bu Abdoulaye Wade dina fa am lu toll ci fukki député ak ñaar bu dee coalition Manko Taxawu Sénégal bu Khalifa Sall dina am ci assemblée nationale lu tolloog juróom-ñetti député parti bii du PUR fas yéene am ñetti député Abdoulaye Baldé coalition gamu jiite fas yéene am ñaari député libération ne li ci reetaan lu mooy ñeent fukki coalition ak ñaar yi des ñoo fas yéene seddoo ñeenti député yi des yéen a bi di 24 heures des ci njuree fi tukkee ci élection législative yi ne démb ci ngoon la ñu tàmbalee xaarandi résultat yi le waaye démb ba minuit dara mun a gutoon a ruse ca googule commission ngir mu ginde askan wi ci ki gagné Ndakaaru yéen a bi gis ne bu ñu deful ndànk jàmmaarloo mun naa am ci Ndakaaru Cheikh Gueye bu coalition Taxawu Sénégal ay kàddoom ci 24 heures ma ngay leeral ne ci procès verbaux ya ñu jot Ndakaaru ñoom ñoo fi teg loxo Bamba Fall ak ay naataangoom ne dool nañu sëkk ci jawriñ gi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi ne ku munul bawoo lu yàqu yewa ne lépp lu yàqu ci élection yi le kenn munu caa génne Abdoulaye Daouda Diallo yéen a cabinet lu génnee gum ci ay résultat maanaam ci ay njuréef ca Touba wane ne coalition gagnante Wattu Sénégal bu Abdoulaye Wade moo fa gagné waaye coalition Benno Bokk Yaakaar di sàkku ci yooyu le résultat maanaam ci yooyu le njuréef ñu jot koo neenal yéen a bi gis ne bu ñu deful ndànk doxalin gi ni mel mun naa yee fitna geneen ca Touba yéen a bi di las ne diggante Benno Bokk Yaakaar ak coalition Manko Taxawu Sénégal bu Khalifa Sall seen diggante tar na lool ñu dem ci yéen a bi di las mi ñu xibaar ne Benno Bokk Yaakaar jot nañoo kalaame mbir ya ca conseil constitutionnel ngir mu neenal yooyu le résultat ca Touba Déthié Fall ay kàddoom ci las xamle ne pare nañu ngir lépp ne bu jaree ñu jaay seen bakkan dañ ko def maanaam du ñu nangu benn yoon ku foqat ci seen ndam Déthié Fall ay wax jot naa artu nguur gi yéen a bi di Les Échos ne gannaaw élection législative yi ñu weesu Abdoulaye Wade ak Khalifa Sall joxante nañu loxo fas yéene jàmmarloog nguuruk Macky Sall bokk na ci ne dootuñu nangu benn yoon nguuruk jaay doole ci réewum Sénégal maanaam tasaaroo gi am ci opposition bi laata élection doon lu Bamba Fall réccu tey ñu dem ci yéen a bi di Le Quotidien mi ñu xibaar ne Abdoulaye Wade jot naa giseek ay ñooñu Khalifa Sall diisoo nañu waxtaan nañu lan nañu seen pexe Abdoulaye Wade ubbi na beneen front bokk na ci la leen yitteel ci seen ànd ak googule fexe ba njiitu réew mi Macky Sall la mu nekkee ci réewum Sénégal dakk Abdoulaye Wade ne lu mu laaj dañ ko def bu laajee bakkan xëj na ci yéen a bi di Le Témoin seede ne coalition Manko Taxawu Sénégal bañatuñ ci lenn ne gañe Ndakaaru dong wala bakkan rot yéen a bi di enquête daal di am taxaw seetlu ci opposition bi maanaam ku jéeg politique bi gannaaw élection législative yi ñu weesu yéen a bi ne ku jéeg politique bi mujjeewaat nañu joxante loxo waaye daal di nañu rëccu li tax ñoom ñëpp seen kàddu doonu toon benn seen jéemukaay doonu toon benn ki di professeur Soudieck Dione bu université Gaston Berger gis ne opposition bi njuumte déggantaan la wone ci wàllu politique ne la ko waroon a may doole ci bile wote maanaam ñoom ñëpp ñu ànd Manko Taxawu Sénégal waaye ci tasaaroo la mujjee yéen a bi di Walf Quotidien tey ma wax leen li sooke Ndakaaru Benno Bokk Yaakaar bug fee teg tànk lu sooke Ndakaaru Benno Bokk Yaakaar bug ko akimo yéen a bi ne la ko waral lépp moo dina xañ doole Khalifa Sall xañ ko mu doon ki jiite ku jéeg politique bi ëllëg yéen a bi di Dakar Times ne ëllëg njiitu réew mi Macky Sall bëgg na soppi doxalin ci anam yañu wotee ci réew mi wala boog anam yañ koy doxalee yéen a bi gis ne njiitu réew mi Macky Sall dégg na tawatu opposition bi jëm ci élection yu jaarul yoon Dakar Times di ñu xibaar ne njiitu réew mi Macky Sall mu ngi ci xalaat ngir taxawal ab délégation générale des élections guy saytu élection yi ëllëg yéen a bi di réew mi quotidien xëy di ñu saytul diggante Clédor Sène ak Pape Samba Mboup yéen a bi ne seen jafe-jafe mujjee naa teeri ji ci yoon yéen a bi ne Pape Samba Mboup la mu waxante Clédor Sène ci wàllu enregistrement enquêteurs yi ne faw ñu dégluwaat ko Pape Samba Mboup ne déet loolee xel xalaatu ko ay kàddoom ci réew mi quotidien Clédor Sène xamal Pape Samba Mboup ne lii teñ bi la yéen bi ñëwagul Clédor Sène ne dina sulliwaat yeneeni mbóot ci kàddu yatukee ci Pape Samba Mboup jëm ci koppar gañu ne moom lañ njiitu réew mi Macky Sall financé yenn ci parti politique yi jëmoon ci élection législative yi ñu weesu Clédor Sène ne wax jot na te dina weer Pape Samba Mboup ci penc mi yéen a bi di Les Échos ne Ami Collé Dieng woykat bi mujjee naa weeru ci kàddu yamu rotal te mu fës lool ci internet bi jëmale ko ci njiitu réew mi Macky Sall moom Ami Collé Dieng ne amul lenn lu muy ragal àdduna ci tolluwaay réew mi gis ne njiitu réew mi Macky Sall amul lenn lu mu fi liggéey ci réewum Sénégal leneen ci ay kàddoom moom Ami Collé Dieng yekk lu mel ni xeme njiitu réew mi Macky Sall daal di ko dëkkal fu ne neexut a jottali. jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo gi mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba kon mbokk yi yëndoog jàmm